alhamdulilahi rabil alamin bi ñu yàlla boolee ci bés bii nga xamante ni fii ci Tivaouane amuñu bés bu ko ëpp muy bés boo xamante ni lu toll ci fukk ak juróom-ñett ci ay gone yoo xam ne diggante daaw ak ren seen wattu alxuraan du ma ni mottali nañ ko waaye kilifa yi wóolu nañ ko ba mën leen a jox tey ji seen diplôme ñu war a dellu seen biir kër. suñuy wax Tivaouane nag dañuy wax ni commune la waaye Tivaouane defe naa ruuxam mooy xadara maam Cheikh Seydi Hadji Malick lii mooy li nga xamante ni tey jii bu jógee Tivaouane dara desatu fi kon ñi nga xamante ni ñoo ko yore te ci bopp bi la xalif général des Tidianes dénk ko suñu sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz ak ñim ci àndal ñëpp ñuy taxawu xale yi képp ku bokk ci xadara bi wax ma waa Tivaouane amal nga leen jukkal ndaxte lii yombul rawatina ren mu am ci benn contexte boo xam ni ku ne xam na ne ni ñeenti weer a ngi nii xale yi génnuñu demuñu dikkuñu wante mu téye leen ci biir kër gi nga xamante ni xëy na ñi ko ci fekk ñu néew lañ ngir jàppale ko yalwaaniwuñu feebaruñu ñu leen di fóotal ñuy sang di lekk di naan di faj ndax tey jii gis ngeen ne am na docteur yu bari yoo xamante ne nii ànd nañ ci loolu nag docteur Bachir Ngom ak comité bi nga xamante ni moom la taxawal ci zawiya bi ñun ñu bokk ci dañu fas yéene am yéene bu wér a wér suñu tarbiya ñu mottali ko ci loolu ndax lii tey jii ku ko fekkee xam ni bu fekkonte ni sëriñ bi mbiru àdduna rek moo ko ci tax a jóg tey su woote woon waxuma fii ci biir zawiya bi wante Tivaouane kenn du fi xaj waaye def na liggéey boo xamante ne nii ci xale yi tey jii xëy na ay millions fayu ko ay milliards fayu ko yàlla rek moo ko mën a fay yàlla mi ko mën a fay yàlla na ko fay ak ñi nga xamante nii ñoo ci ànd ak moom di ko jàppale. ñun nag tey jii bëgguma sax ñu ni monsieur le maire la ñu interroger déedéet taalibe maam Cheikh Seydi Hadji Malick moom moo ñëw ci daara maam Cheikh Seydi Hadji Malick fekk fi li ëpp solo ci tey jii ku ne xam na ni Seydi Hadji Malick fa mu tudd bëgg na ndax ku ko tudd moom li ngay dendale ci wetam mooy njàngale ku koy tudd li ngay dendale ci wetam mooy xam-xam ñu ñaan rek xale yi yàlla ñu barkeel waaye nag ñun ak comité bi ak sëriñ Babacar Sy yàlla nañu yàlla dooleel ba li ñuy yéene ci taxawaay ci xale yi ci xadara bi yàlla yombalal ñu ko ni ma waxee léegi xaalu Tivaouane ruuxu Tivaouane xam-xam la jàngale la xadara maam Cheikh Seydi Hadji Malick la loolu nag incha allahu taala képp koo xamante nii yaa ngi ciy dox dañuy ñaan yàlla nga ñu ci fekk yàlla yombalal ñu lépp luñ ci yéene rek ñu def ko ci ba mu mat sëkk yaakaar bi fi ne yaakaar boobu yàlla na sax ba faw ni muy saxee ba faw nag mooy ñi fi génn ñu gis ni mokkaluñu alxuraan rek di ko tari waaye ci jikko yi ni ko sëñ maam Ousmane doon waxee sànq bi mu leen di yàpp jikko yi ku gis seen comportement xam ni loolu mi ngi ci kon maa ngi koy félicité ñëpp ñi nga xamante nii ñi ngi woon ci loolu di ñaan yàlla nañ ko defaat ay at yu baree te at mu jot rek xale yi nga xamante nii ñi ngi ciy am ay diplôme di gën a yokk tey nag li ma bégloo ndax dama déggoon ay année sëñ Babacar Sy ni moom xolam neexul woon bés yooyu ndax déggu ci woon waa Tivaouane tey fukk yi ak juróom-ñett dégg naa ñett ñoo xamante nii waa Tivaouane lañ mu nekk ci mbégte mu doon occasion rek ñu wóor ñëpp rek xam ni lu ñuy jéggaani feneen ñooñu ñu koy jéggaani fii lañ koy jëlee kon nag na ñëpp fexe li nga xamante nii moom mooy essentiel ci nit di essence am muy alxuraan di diine fii nga xamante nii mooy tibbuwaay bi ñoom ñëpp nañu fexe ba ñëw tibbe fii yàlla nañ ko yàlla defal di sant ñëpp di gërëm ñëpp. alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala imam al anbiya'i wal mursalin sayidina muhammad ibni abdillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ñu ngi nuyu ñëpp ci Sénégal ak ci àddina bi yëpp di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel di leen baalu xaq di ñaan yàlla nañ yàlla boole jéggal. am na kàddu yu gàtt rek incha allah sunu jarbaat Xaji Mulaay dina ko mottali incha allahu taala te moo di sant yàlla bu baax ni ko borom barab bi waxee woon rek alhamdulillahi hamdan yuwaafi ni'amahu wa yukaafi mazida yàlla nee na la in shakartum la azidannakum bu ngeen ma santee ma dolli kon defe naa ci lu mat ñeenti weer taxawoon nañu fii ci kanamu tabarakallahu asfiya yi ak ci kanamu Sénégal Thiès 24 ak Thiès Info tabarakallah macha allah ak TFM tey it ñu ñëwaat ak Alburaax nga xam ne xadara bi lu fi xew mooy taxaw macha allah ak ñu ko seqal ñëpp bi ñuy tëj daara ji ne xalifa bi nee nañu téye xale yi ci daara ji bu kenn génn wax nag mu sotti yàlla la neex
waaye ñu ngi sant yàlla bu baax dañu waxoon ak njaboot gi wax kook wayjur ndax sëriñ bi moo ni biñ ne nañ tëj daara yi ndax Sénégal am na feebar xale yi dem seen dëkk yi sëriñ Babacar mu ni man de sama ngor mayu ma may ànd ak ay njaboot ba heure bi ma di leen bàyyi ñuy dem mu ni ko wàll nañ toog lu fi yàlla indi ñu bokk insha allahu taala waxtaan ceeg xalifa bi waxtaan ceeg sëriñ Pape Malick tabarakallahu yàlla na ko yàlla yërëm waxtaan ceeg Hadji Malick Sy Maodo ak xadara bi yëpp mu ni kon ci seen ndigal ñoom nañu téye xale yi ci ndigalu xalifa bi ak ay rakkam insha allahu taala lépp dina sotti yàlla dogal nag boobu ba tey ñu téye xale yi léegi nag li waral dem bi mooy tabaski ñëw na tabaski bu ñëwee fokk xale bi bëgg a seeti ay wayjuram delluwaat fa mu jóge woon tabarakallahu bokk ko ak ñoom moo waral tey ñu yeewi xale yëpp ñu dem waaye lii at mu jot ñu def ko média daawul ñëw kenn daaw ko yëg xëy na xew-xewu jamono ak feebar bi ndax ñoo leen woowoon wax ak yéen kon dina jaadu bu li amee ñu wawaat leen wax ak yéen ngeen xam fi ñu toll sëriñ bi at mu jot mu def ko tabarakallahu moo di ni jox xale yi fi mokkal li toll ci fukki xale ak juróom-ñett xaj mu lay ëppoon na ko sax da ci am benn xale bu feebar programme bi dafa am nu muy tëddee mu dem ba ci biir feebar dab ko mu di Mouhamed Fadera waaye incha allahu taala ñu ngi koy programme heure bu ñëwee rek ci at mi dina tari incha allah waaye bu doon ñëppay tari kon dina mat 19 waaye moom tawat moo ko jàpp moo tax ba defee kon information bi ñu jàllale rek moo di xadara bi jamono bi ñu tëjee ba léegi ni ngeen fi ñëwee woon ñu tëj daara ji na ngeen xamee ne booba ba tey dara taxawul daara ji ñu ngi wasifa suba ngoon daara ji ñu ngi xadara chaque ajjuma tabarakallah mboolem li fi daan dox ba ci kaamilu Seydi Hadji Malick bi ñu daan jàng ñu ngi koy jàng bis bu nekk kon li fi daan dox ci zawiya bi wax naa ko sànq li fi daan dox ci zawiya tabarakallah lépp a ngi dox dara manqué wul ñu sant yàlla boobu ba tey nag xale yi mat nañu 700 personnes ci daara ji ci à peu près xale yi seen añ manqué wul xale yi seen reer manqué wul xale yi seen ndekki manqué wul xale yi seen faj manqué wul ko tabarakallah ma wax laaj naa leen ko sànq kenn ku nekk man la ndax da nga am loo manqué ñu ne ma tabarakallahu lépp mat na li dal Hadji Moulay moo doon programme bi ñu wutu leen ci yéen ñëpp macha allahu taala wutu sëriñ bi yow boo teewee moom sunu jarbaat la sunu mag la sunu lépp la macha allahu taala information yëpp ci loxoom lay jaar moom moo koy jàllale wutu ci xadra bi yëpp wutu xalifa bi wutu Hadji Malick Sy Maodo yàlla na ko yàlla may wér wutu sëñ Babacar Sy Abdoul Aziz wutu waa daara ji yëpp waaye ñu ngi sant média yi bu baax TFM jërë ngeen jëf yàlla na yàlla barkeel Asfiya yàlla na yàlla taxawu leen te yàlla sàmm leen te aar leen Thiès 24 Thiès Info Alburaq FM gis nga ñoom ñi tafsir alquran bi ren ni mu demee moo tax jàkka ji kenn tijjiwu ko Alhaji Malick Gueye moo ñëw ànd ak sëriñ bi ak ay benn nit dugg ci biir zawiya bi waaye bis bu nekk Alburaq mooy ñëw fu doomu aadama nekk ci Tiwaawan di nga dégg tafsir bi macha allah gara seen taxawaay kon ñu sant Abdoul Aziz bu baax sant Hadj Mansour bu baax kii mu laay sa jarbaat la kii waa Fass la macha allahu taala sunu sët la sax ndax yaayam sunu jarbaat la macha allahu taala 18 lañ jox 19 la woon mais kenn ki dafa feebar te dafa am tari bi nu muy tëddee moo tax am na fooy jaar étape la par étape léegi nag moom mi feebar étape bi mujj bi moo ko dese woon comme que dañu am nañu tënk ni xale bi dafay am condition yi ak yii ci lay amee diplôme moom mu dem ba ci benn étape bi mu feebar moo tax joxuñu ko waaye mokkal na comme ñëpp waaye nag programme bi ñu tëral daf ci àggul moo tax buñ nee niveau 2 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 4 moo ko desee mu àggal yàlla dogal mu feebar ñu ne ko nañu bàyyi heure bu ñëwee rek fii ba gàmmu bu mokkale tari incha allahu taala. Je suis Abdoul Aziz Diop, petit-fils de Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu, membre aussi de l'association au service de la Hadratul Malikia, surtout du Dara de la Zawiya Hadji Malick Sy. Nous nous sommes réunis aujourd'hui dans ces moments solennels sous la bénédiction du Khalife général des Tidjanes Serigne Babacar Sy Mansour, représenté par ses frères Serigne Babacar Sy Abdou, responsable moral du Dara, et Serigne Mansour Sy Dabakh. Comme vient de le dire Mame Ousmane Sy, cette année le pays, le monde entier a vécu un contexte particulier, un contexte de pandémie. Dès les premiers moments du mois de mars, le 2 mars précisément. Pour ce qui concerne Tivaouane, le Khalife général des Tidjanes, avant même que l'État ne prenne la mesure sur l'état d'urgence, dès le 14 mars, le Khalife avait pris la décision d'annuler la ziara annuelle de Tivaouane, mais aussi tous les événements religieux relevant de la Hadra. Une semaine après, le 21 mars, les mausolées, la mosquée ou les mosquées, le Dara ont tous été fermés. Mais pour en revenir à la cérémonie qui nous réunit cet après-midi, ou ce jour, ce dimanche, c'est un moment solennel. Chaque année, à pareille occasion, les enfants rejoignent leurs familles respectives.
Parce que rappelez que le Dara, tous les pensionnaires, comme vient de le dire Ousmane, plus de 700, sont pris entièrement en charge par le Khalif et les bénévoles de la famille. Le Dara est gratuit. Mais cette année, Serigne Babacar Sy Mansour, comme je l'ai dit tantôt, a pris des mesures historiques. Et si on se réfère à l'histoire, quand on parlait de la peste dans les années 14-18, l'histoire s'est répétée. La même attitude, le même sens de la responsabilité. Et la décision du Khalife repose sur plusieurs dimensions. D'abord, la dimension religieuse. Il n'a fait qu'appliquer les recommandations prophétiques en cas de pandémie. L'autre dimension, c'est la dimension scientifique. Le Khalife a recueilli, après concertation, l'avis éclairé du personnel médical pour prendre ses décisions. L'autre dimension, c'est la dimension républicaine. Le Khalife aussi a respecté à la lettre, ainsi que tous les membres de la famille, les mesures et recommandations édictées par les autorités étatiques. La quatrième dimension, c'est la dimension éthique. Éthique d'abord individuelle de conviction, parce qu'il a toujours été cohérent dans ses principes, dans ses convictions, arrimées à l'islam et à la sunna. Mais aussi éthique collective de responsabilité. Prendre en charge 700 apprenants pendant 4 mois, une prise en charge complète en termes de restauration, en termes de prise en charge médicale, en termes d'hygiène, cela ne court pas les rues. L'autre solution, c'était de libérer ces enfants dès les premiers signes de cette pandémie. Mais il a préféré les confiner. Donc aujourd'hui, on peut parler de déconfinement, mais c'est surtout un congé. Les enfants vont revenir sous la tutelle. Mais les mesures qui ont été prises par le Khalife restent de vigueur. Concernant les mausolées, concernant la mosquée ou les mosquées, mais pour le Dara, juste, ils vont en congé annuel pour rejoindre leur famille et revenir. Et revenir sous les mêmes dispositions. Au retour aussi, le personnel médical veillera, parce qu'on a oublié de le dire, sur le plan pédagogique, les 700 apprenants, 19 ont mémorisé le Coran. Mais beaucoup d'entre eux, durant ces moments de confinement, se sont évertués, surtout à travers les sciences islamiques, l'éducation islamique, à travers le leadership. C'est les enfants qui dirigeaient les prières quotidiennes, qui dirigeaient la wasifa quotidienne. L'autre bilan qui est très important aussi, c'est le bilan médical. 700 apprenants confinés pendant 4 mois en ce contexte de pandémie et aucun cas n'a été testé positif. Ils ont tous été sauvés, mais ça c'est par la grâce de Dieu, par la prévention, mais aussi par les prières qui ont été faites au quotidien. Les autres pathologies qui ont été relevées, parce qu'il y a un médecin pédiatre qui les suivait au quotidien, bénévole, les autres pathologies qui ont été détectées ont été prises en charge par le personnel médical. Donc on peut dire globalement, si on parle de bilan, moralement aujourd'hui le Khalife remercie toutes ces bonnes volontés qui ont accompagné ces enfants, qui ont accompagné le personnel, qui l'ont accompagné lui-même pour atteindre cette mission et prier pour que cette pandémie soit endiguée, non seulement pour le Sénégal, mais dans le monde entier. Voilà un peu résumé le sens de la cérémonie qui nous a réunis ce matin. njaboot gi nag su ma leen njabootu pas-pas ak njabootu ruu ndax bu ñu fàttalikoo ren réew mi dafa dund mbas mu metti waaye ci fan yu njëkk yi kilifa gi Serigne Babacar Sy Mansour laata état di joxe dogal laata président de la République di def décréter état d'urgence moom si boppam mu joxe ndigal gannaaw bu mu ci waxtaanee nag ay njaboot yëpp ki ci jiitu woon di Serigne Pape Malick Sy yàlla na yàlla dolli yërmandeem dolli leeram waxtaan ceeg Serigne Maodo Sy Dabakh muy tombeek ñu ni suba la ziar mu daal di annulé ziar bi ak lépp luy xew-xew diine aju ci xadara bi Serigne bi yemu ci ñu tëj lu jàkka yi tëj lu xabru yi daal ni nag daara ji xale yi bu ñu génn nañ leen téye ci daara ji pour ñu mën leen a fàggandiku seen wér-gi-yaram seen lekk ak seen njàng loolu xalifa bi def nag da koo teg rek benn la maamam doxaloon ci jamonoy peste ba ay waajuram doxal ci wàllu diine da koo teg ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam su mbas ma see xew beneen bi mu teg ko ci wàllu mushawara diisoo laaj xalaatu borom xam-xam yi docteurs yi ñu mel ni professeur Sëñ Abdou Ba professeur Makumba ak ñu mel noonu ñu wax ko ci lan mooy gis-gisu kër docteur mu doxal loolu beneen bi tam mu teg ko ci dimension républicaine xalifa bi ak njaboot gi ay citoyen lañu donc tey dañoo nekk ci réew mi ñoom ñu yore le spirituel état bi yore temporel donc ñu àndandoo seq njaboot gi ñu daal di taxaw wane ni ay citoyen modèle lañu moom wane yoon moom si boppam yamul ci mesures yi waaye njaboot gi yëpp lépp loo xam ni kër docteur warlu woon na ko digle na ko moom ci boppam moo ko njëkkee
gis nañ xalifa bi mu sol masque gis nañ ko mu confiné wu gis nañ ko mu jël mesure hygiène gis nañ ko tamit ci kër gi yëpp ak ci njaboot gi yëpp loolu wane ni rek taxawinu citoyen la. beneen bi nag mooy dimension éthique bi mooy tey bi ñu nee dañuy ubbiwaat état joxewaat ndigal xalifa bi dañ ni la fi nekkoon jógu fi moo tax soo gisee boobu ba léegi tijjiwuñu ndax cohérence la état tëjloo ko woon daf ko tëjoon teg ko ci lislaam teg ko ci diisoo la fi nekkoon jógu fi moo tax tijjiwuñu ba léegi tijjeeguñu sax ba léegi muy jumaa yi muy xabru yi daara ji nag dañoo bër tijjiwuñ bër bi mooy at bu nekk xale yi dañuy delluwaat ci seen i njaboot ay Saalum Jolof Waalo sa daara ji kenn du fay dara sëriñ bee gàddu lépp sëriñ bi daal ni xale yooyu tey ma jaboote nga xam ni jabootu deret lañ ak jabootu ruu la sama maam doxaloon ba ñuy laaj guerre 14-18 daal ni nañu ma jox kenn nañ ma jox ci njaboot gi ñu enrôlé leen mu ni doomu jàmbur yi de du ma leen joxe sama doomu bopp nag muy sama taaw maam Sidi Ahmed mu joxe ko mu dem ci guerre ba la bàyyam bu tedd ba daan ab wax maam Abdou Aziz Dabakh ne diiru may nekk xalifa ginaar gu feebar Tiwaawan man lañ koy laaj loolu donc dafay wane sens de la responsabilité bu moo tax tey ni mu saytoo njaboot gi saytoo ko sax njabootu deretam soo gisee ñii ni ñu leen aaree teg leen ci loxo nag yu wóor muy sëñ Bay Abdou mu wuutu fi mag ñëpp ndax maam Alaaji Maalik ñett rek la fi bàyyi zawiya bi soo déggee mooy jàkka daara ak lan këru wàccuwaay mooy internat bi fi xale yi nekk jagsaaw mooy ja ju ba jàng jàngale bay benn bis bi fi bàyyi muy guddi gàmmu dañi benn guddi la benn bis la benn message la benn guddi la muy guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi tombeek mu gane àdduna benn message la mooy alxuraan ak sunna benn nit la mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que moom rek la ñuy màggal xam nga loolu donc ñett yooyu loolu rek mooy nekk kër gi Tiwaawoon nag génnul ñett yooyu moo tax tey sëriñ bi yebal sëñ Babacar Sy Abdou mais yebal tamit Mansour Sy Dabakh nga xam ni moom moo jiitee association bi ndax dafa am association boo xam docteur Mouhamadou Bachir Ngom moo ko jiite ndax soo déggee ñu naan la si Ngom maam El Hadji Rawane ak maam El Hadji Malick ànd boobu dafay feeñ ci lii bëgg ci dox docteur Bachir Ngom ànd ko rakkam ji ndax Bachir docteur agrégé la waaye day teesam ci maam El Hadji Malick la ko def di kilifa diine waaye dafa jël lépp jébbalaat ko kër maam El Hadji Malick fii dafiy jàngale mu taxawal association boo xam nag ay bonne volonté gis ngeen léegi monsieur le maire ñun ñëpp ci lañ bokk njaboot gi pour lan pour liggéeyal l'islam pour liggéeyal xadara bi loolu mooy daje tey bi ñu leen dajalee nag il faut nga sargal leen ndax ñi ñuy sargale xale yi nga xam ne tey ci wàllu fecc ci wàllu àdduna tey dafa màggal tey dañ doon màggal l'islam màggal alxuraan moo tax xale yi tey ñu kañ leen sas leen wax leen seen responsabilité sëriñ bi tamit dégg ngeen mu ñëwaat sur la question des valeurs sëriñ Babacar Sy Abdou wax tey wàllu jikko yi ndax tey xale yi ñooy ëllëgu réew xale yi ñooy doon imaam yi xale yi ñooy doon président yi sa mënuñu leen former lu dul ci daara soo déggee mag ñu baax ñëpp muy maam El Hadji Malick ak mag ñu mel ni moom yëpp ci lii lu mel ni lañ jaar donc moo tax tey ñu santaat ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne xale yi dañoo bër waaye suñu dellusiwaat tamit kër docteur dinañ taxaw nañu demoon testé waat leen xool leen ku ci am loo xam ne yëg nañ ko dinañ ko saytu loolu daal mooy sensu daje tey bi nga xam ni dajale nañu fi maam Ousmane wax na lépp nag alhamdulilahi rabil alamin xale yi ñu fi déggoon 700 yëpp amul kenn xale boo xam testé nañ ko fi positif si daara ñoom ñëpp loolu nag dañ koy sant yàlla ndax ndimbalu suñu borom rek la ñaan ak fagu ak fegu ak faju ndax bis bu ne docteur ñëw saytu leen waaye amu ci benn xale boo xam ni am na nag yeneen pathologie yu ndaw ay biir yu metti mais luñ ci gis rek dañ koy saytu ba pare si wàllu garab tamit lépp dañ ko gàddu c'est lépp nag xalifa bi moo ko def ak njabootam maanaam njabootam mooy ñi nga xam dañoo yaakaar kër gi ndax yàlla c'est lépp pour l'islam xale yi tey bi ñu joxee diplôme fukki xale ak juróom-ñett ñoo mokkal maanaam xale yi bari tey am na ci ñoo xam ne ci jeexal nañ téere bari mais ñi mokkal tey alxuraan dëgg-dëgg fukki xale ak juróom-ñett la moo tax ñu leen doon sargal di leen kañ di leen bàkk ndax dañuy wax ni xayrukum man ta'allama alxuraan wa 'allamahu képp ki gën ci nit ñi mooy kii jàng alxuraan di ko jàngale donc xale yi ñi leen jàngal ñooñu am nañu mérite waaye xale yi aussi am nañ mérite am nañ yaakaar tamit sa lii rek mooy ndoona kër gi Tiwaawoon dañ ñaan yàlla nag yàlla jële fi mbas mi comme ni ko xalifa bi parce que xalifa bi yemul ci digle yi mais dafa digle ay sarax digle ay ñaan sa ñaan yooyu nag yaakaar nañu yàlla su ko mën na koo nangu si dogalam ba mu law ba dem ci àdduna bi yëpp di ko ma Abdou Aziz Dabakh daan waxee bu bato bi na sauvé bu ëmb yi sauvé bato bi nag dootul Sénégal fi ñu toll àdduna bi wër nga kap mbas mu jóge fi yàlla def jàmm ci réew mi tàppe xol yi